Ça, c'est Youssou Ndour. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp ci alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission li ci penc mi tey nag mbokk yi ñu ngi fas yéene waxtaane njàng mi ci Sénégal njàng mi waaye wàllu système njàngale mi maanaam anam mi njàngale win wi ci wàllu programme ci li nga xamante ni noonee la ñuy daal di solee xam-xam sunu njaboot yi mooy waxtaan week télévision Futurs Médias waral ñu invité ñi nga xamante ni ñu ngi gën a yittewoo njàngum tout tànk yi ndax daanaka am réew ñu ngi wax ne ndaw ñi ñooy ëllëgu réew waaye surtout tout tànk yi nga xamante ni dërki sa gunu mënees na def xam-xam ci seeni bopp ba nga xamante ni daal daanaka këf leen du yomb nees mën a def ba daal di ubbiku naam ci àddina ak doxin wi waaye nees mën a def it ba gën a wéer lépp nag ci sunuy valeur sunuy mbaax réew ak it sunuy maam moo waral waxtaan wi ak ñun ci plateau bi soxna Thérèse Faye Diouf moom mooy directrice générale bu Case des Tout-Petits soxna Thérèse ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar El Hadj Assane di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp. di nuyu Sénégalais yi ñuy seetaan ci réew mi ak ci biti réew mi. jërëjëf professeur Djibi Diakhaté mu ngi ak ñun it également ci plateau bi sociologue la ñuy waxtaanee rek penc mi ak li ko war nepp taxawaay way jur yi rawatina jëm ci gune yeeg seen ak yar professeur ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Assane maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur wu TFM ak ñëpp ñuy liggéey fii di nuyu aussi sama xarit yi nekk ci table. jërëjëf Mouhamed Moustapha Diagne mooy directeur bi ñu dénk wàllu communication ak formation ci ministère éducation sëñ Diagne maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax El Hadj Assane di nuyu sama Thérèse Djibi ak di nuyu également Cheikh Mbow bu COSYDEP. très bien Cheikh Mbow wax nga ko mu ngi toog duñ leen ko présenté COSYDEP yittewoo loolu njàng meeg tolluwaayam Sénégal sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di nuyu it ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan. jërëjëf njàng mi ak nañ ko war a doxalee ci réew mi askan wi lu néew ci ñoom jot nañ ci waxtaan ñett ba ñeent ci doomu Ndakaaru yi ñu wax seen xalaat ci la ñu gis ne loolu la ñu waroon def ci bopp gune yi ñu ànd ci wàllu micro trottoir ak Cheikh Tidiane Dione ak Mouhamed Dieng ñëwaat ci waxtaan wi. je trouve que actuellement nii li ñuy jàngal ci école yi war nañ ko xoolaat parce que actuellement nii boo demee bitim réew par exemple li ñuy jàngale foofu mooy liy jëriñ waa dëkk bi ci biir dëkk bi mais je trouve que actuellement nii au Sénégal li ñuy jàngal histoire yu ñeneen lañ ñuy jàngal. Par exemple, on nous apprend l'histoire par exemple des États-Unis wala l'histoire par exemple de la France wala ñun dañoo war a jàngal suñu bopp parce que réew pour mu développer foog nga xamal nit ñi réew mi foog nga xamal xale yi fay juddoo cosaanu réew mi je pense que loolu moo mën a jëmal réew kanam mais doo ñu jàngal par exemple l'histoire par exemple de Hitler wala l'histoire de l'Allemagne wala la deuxième guerre mondiale c'est bon à savoir mais waruñu ci pousser. Les Français nous ont colonisés donc c'est tout à fait normal aussi qu'on étudie ces œuvres li tax ñu koy jàng et tout loolu moom moo tax mais c'est pas. est-ce que par exemple jàngaloon Sénégalais li ñu am te namp ko gënul woon nga yaakaar. bu baax sax c'est loolu moo gën sax. programme bi moom war nañu jàng li ci réew mi parce que comme ñi ngi jàngale li nga xam ne moom moo xew Europe di jàngale li nga xam ne loolu moo xew Amérique di jàngale li nga xam ne loolu moo xew ay Asie yeneen continent yi bon c'est important aussi ñu jàng li nga xam ne moom moo xew d'abord suñu réew balaa ñuy jàng li nga xam ne moom moo xew fële. C'est vrai que ne enracinement la ñu wax ay ouverture baax na trop mais enracinement aussi baax na dellu ci valeurs yi baax na enseigner suñuy valeur bon valoriser suñu culture d'abord valoriser suñu ay mag ñu baax ñi fi nekkoon donc de ce fait xale yi dinañ xam lan mooy le Sénégal dinañ xam luy suñu culture dinañ xam aussi lan mooy suñu valeur yi nga xam moom lañu fi suñu mag ñi bàyyiloon aussi c'est important. dëkk yu mel ni ñun mënuñu développer c'est parce que réellement xamuñu suñu valeur maintenant loolu li ko waral mooy parce que suñu éducation
dañ ko xaw a raté un peu parce que dañoo jéggaani tuuti à l'extérieur. Les œuvres françaises ñooy dominer ci système éducatif bi li ñuy jàng les romans africains bariwul mais je trouve que aussi ce serait mieux qu'on intègre beaucoup plus les romans africains dans le système éducatif. xam nga souvent dañuy wax suñu bravoure ay maam ay ñoom la joor c'est vrai que yooyu ñu ngi koy jàng école mais aussi des na jàngale aussi sur le plan religieux suñu mag yu baax yi fi nekkoon li ñu xam ne loolu lañ fi bàyyi aussi loolu suñu jàngale ko ci école yi tamit dina tax xale yi gën a am jom dina tax xale yi gën a xam ku ñu doon aussi dina tax xale yi aussi delluwaat ci valeurs yooyu. Au-delà même de l'éducation dem ci école yi jàng les valeurs on a boo xoolee Sénégal dañoo commencé di perdre suñu ay valeurs c'est parce que dañoo topp valeur yu jàmbur dañoo jéggaani yeneen valeur bàyyi suñu valeur raison pour laquelle actuellement ni moo tax Sénégal fi mu toll nii doo comprendre perte nañ valeur yu bari éducation bi aussi demetul noonu par exemple je te donne un exemple ku mel ni man wala keneen pour mu wax français moo ko gën a yomb mu wax olof c'est parce que loolu yëpp perte de valeur la. perte de valeur maanaam li nga xamante ni moom la ñu moom lu ca bari daf ñoo rëcc Thérèse am ngeen ci wàllu wu rëy ndax yow lañ dénk la petite enfance ci diwaan yu ci bari Sénégal gis nañ fa ay cases des tout petits xalaat bi macha allah bokk na ci may gën a rafetlu cim réew ndax ku bëgg sa réew tëddee nen ni faw nga tàmbale ko ci tàmbaliment bi ni ñu koy wax maanaam gune yi tout tànk yi est-ce que yéen a nga ca ci wàllu xamal leen ñoom ak seen démb seen i maam ñoom ñooy kan d'abord ñoom gune yi laata muy wees. Merci beaucoup El Hadj Assane may rafetluwaat toogaay bi ak émission bi di wax ne njàng moom bu ñu nee njàng rek lépp la lépp mooy liy xew ci biti ak liy xew ci biir te tey boo waxee case tout petit wax li jëm ci petite enfance mën naa ne xale luñ ko mënta jàngal te bokkul li nga xamante ne moo jóge ci moom c'est-à-dire mooy juddoom mooy ay valeur am mooy histoire am muy civilisation am muy culture am je pense que des na et puis looloo tax tey ci biir case tout petit ñoom ay programme yoo xamante ne day am ay maam yoo xam ne dañuy ñëw sax di léebal xale yi di leen di fàttali démb di leen di wax ñooy ñan di leen di wax yoo xamante ni daf leen di relier waat encore une fois ak seen histoire u réew loolu da ci am solo conte yi également mais même ci biir curricula yi je pense que am na loo xamante ne lépp dafa demaat ci wàllu li nga xamante ne lépp ci yar la nu ñuy def ba xale bi xam ki ko mag nu ñuy def ba xale bi xamee waajuram nu ñuy def ba xale bi xam environnement am de façon générale ak lan la ci war a def donc loolu daal foog naa ne que au-delà de la petite enfance dafa nekk loo xam ne dañ ko war a gën a propager partout et puis je pense que xëy na moo tax rek comme niñ ko dégloo léegi ñii tamit ay sénégalais lañ ñoom tamit ñu bëgg a ñu gën a insister ci loolu mais je pense que tey fii may wax ak yéen gouvernement bi dañu ci te xam naa ne que suñu collègues yi nga xam ne ñoom lañ bokkal table bi buñ ci ñëwaatee incha allah dinañ xam ne que tey Sénégal toll nañ foo xamante ne lu ñu gën a soxla lu ñu gën a bëgg doon na ñu gën a renforcer encore une fois les valeurs socio-culturelles de notre société fii nga xamante ne mooy ci biir réew mi surtout ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi lu jëm ci case des tout petits lan mooy état de santé bi ci wàllu li nga xamante ne bañ ko sañceeg léegi mënees na am yaakaar ni projet la buy sax wala am na sooxe gu ci ne ci gàttal case des tout petits mën naa ne projet la buy sax projet la buy sax ndax président de la République bu mu ñëwee en 2012 lu mu njëkk a def mooy jël budget case des tout petits yokk ko loolu je pense que c'est parce que il est en phase ak vision bi nga xamante ne ki fi nekkoon moom la amoon ci wàllu tuutànk parce que nag comme niñ ko xamee tey réew foog naa dañ koy wax partout nu ñuy naan le retour sur l'investissement c'est-à-dire booy investir ci petite enfance ci ngay gën a am rentabilité que booy investir ci enseignement supérieur wala booy investir ci secondaire c'est-à-dire tey xale bi nga xamante ne ñetti at la am war a dem préscolaire ressources yi ngi ciy def muy dem ci tabaxu structure yi lu mel ni case tout petit ak enseignant ya ngi cay fay ak fourniture yaak dispositif bi nga xam ne moom ngay mettre en place pour que loolu nga xamante ne mooy tax xale bi mën a dem ëllëg loolu la ñuy wax investissement boo xoolee nag loolu lu mu lay jural ëllëg ci lu baax rentabilité bi nga ciy am moo tax ñuy naan presque norme internationale yëpp lu ñuy wax mooy état yi nañuy gën a investir ci petite enfance parce que mel na ni rek mooy fondement bi mooy base bi boo ko réglé nga lépp donc nga baal ma rek su ma ñëwaatee tuuti ci question bi mooy lii nga wax nii léegi mën naa ne case tout petit
dafay gën di law parce que tabax yaa ngi continuer xëy na kay dafa am option yoo xam ne moom la ñu jël mooy jël tabax yi yóbbu ko fi nga xam ne mooy ci kaw gi parce que tey sénégalais yi war nañ mën a xam ne que préscolarisation nekkatul le luxe mais c'est une nécessité dans la mesure où ñëpp a ko soxla xale boo xamante ne rek war na dem primaire foog naa lu ñuy exiger tey mooy au moins mu am une année de préscolarisation. très bien am na solo sëñ Diagne ci wàllu système éducatif bi ci boppam bu rombee gune yi parce que de façon globale ñëpp dañ koy jàmbatandoor c'est vrai que ni am na ko wax sànq ci reportage Cheikh Tidiane Dione tubaab yi ñoo ñu coloniser et cetera mais quand même 60 ans après war nañ mun nag ñun tamit gis suñu bopp ci ni ñuy jàngale suñuy doom ñu nu bëgg ëllëg ñu yor suñu réew. waaw jërëjëf El Hadj Assane may nuyu aussi Sénégal yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ndax xam nga l'école bi moom su baaxee rek Sénégal baax su yàqu aussi Sénégal yàqu donc kenn amul droit di ko fowe wala nga koy jéem a saborder xam nga ñun suñu école am na le président de la République vision bu mu am ci école vision bi lan la moo ñu tabax sénégalais boo xam ni maanaam dafay ancré ci ay valeur am maanaam day toog ci cosaanam toog ci li fi ay mamam bàyyil waaye aussi day ubbeeku ndax àdduna bi aussi moo toog ci sa biir néeg rek ne li may doxal mooy loolu mënul nekk ndax fa mondialisation lañ wax day ubbeeku waaye aussi dafay amal njariñ réew mi am njariñ pour boppam sénégalais boobu lañ bëgg a tabax te boo xoolee tamit bon seetaan naa tuuti donc interview yi mais xam nga ku jàng ci école Sénégal yi ñu ngi jàngale Lat Joor ñu ngi jàll Cheikh Ahmadou Bamba El Hadji Omar Foutiyou Tall El Hadji Malick Sy Cheikh Thiénaba ñëpp ñu ngi leen ciy jàngale donc loolu du problème bi maintenant ñu am ay priorité yooyu petite enfance ci da ciy bokk maanaam ñi am xam ne tout tànk yi jëm ci ñett ba juróom benn at ndax ñëpp d'accord nañu ay études yu wóor que xale yooyu suñu jaaree ci daara wala ñu jaar ci case des tout petits wala ñu jàng ci école préscolaire yi seeni résultat mooy gën ñi ci nga xam ne jaaruñ ci donc foofu war nañ koo fonk trop alors beneen priorité bi muy li ñuy wax cycle fondamental Sénégal dafa signé ay convention ak Union africaine agenda donc 2063 signé aussi ODD 4 bi et cetera ak donc programme 2030 ONU da ko signé parce que njàngale droit la ku juddu da nga am droit wér da nga am droit lekk waaye da nga am droit aussi jàng alors moo tax ñu dem ci cycle fondamental xam nga dañoo seet après PDF bi que taux d'abandon bi dafa bari xale yi dugg ci école bi ñu leen di dàqoon dafa bari gouvernement bi ne léegi désormais sénégalais bu nekk war na toog 10 ans ci l'école bi maanaam 7 ba 16 ans moom da ngay toog ci l'école bi loolu mooy cycle fondamental su ko defee lu mu gàtt-gàtt di nga mën a lire di nga mën a calculer boo génnee sax mën nga def commerce li ci des mooy njàngaleem diine depuis 2012 dugal nañ ko ci l'école yi parce que ñëpp d'accord nañ léegi jàngum tubaab mi baax na trop waaye nag diine day yokk ay valeur mooy tax doo sàcc mooy tax bu la dégg alalu mbooloo moom lay tere ne moo la wan lii alalu mbooloo la bu ko jël bi ci tegu mooy langue nationale ku ne xam na ni tubaab yi mathématique boo ko jëlee méttiwul waaye bu fekkente ne élève bi nga xamante ni bilee dafa dëkk su comme ñun ca àll ba suñu ceeskaay gële dëkk boori Thiénaba Seck baa xobal baa ci biir waaw nga ne ko 2 plus 2 plus 3 et cetera day compliqué ci moom waaye xale boo ne kii benn boo ci tegee benn mun la ñaar ndax làkk boobu moom la nam donc léegi commencé nañu dugal loolu ci njàngale mi léegi am na ay classe bilingue nga xam ne mën ngaa commencé def olof français wala pulaar français wala séeréer français loolu également kii donc langue nationale ak EBJA maanaam jàngale mag ñi parce que Sénégal ñu bëri jànguñu moo tax am nañu au niveau donc des programmes d'alphabétisation ay jéego yu am solo yoo xam ne ñu ngi ci def ci réew mi pour jàngal mag ñi
donc loolu mooy priorité nga xamante ni bi moom la gouvernement Sénégal dégage. am na solo ci kanam tuuti dinañ ànd ci wàllu nag defi ndax def nañ concertation yi ci war également est-ce que nag ubbi nañ ci fànn yi ci war également parce que loo gis dañ koy waxtaanee Cheikh Mbow d'ailleurs ci laaj boobu ko si def est-ce que am na satisfaction ci li sëñ Diagne wax léegi wala lan nga gis ne buñ ko ci dolli waatoon nit mu gënati. waaw sant leen encore une fois gërëm leen jàpp ni niñ ko waxee muy sëñ Diagne muy Thérèse noonu mooy xëy na nu mu war a doxee. ci ay fànn. waaye bu ñu doon tënk sa laaj dañuy jàpp ni tontu bi Sénégal am na ko te Sénégal ni mu ko amee dafa weesu sax leader politique yi. weesu leader communautaire yi ndax dañ koo tabaxandoo ensemble ba trouver ce consensus maa ngi xalaat loolu ñu tuddee assise nationale de l'éducation et de la formation. bu ñuy seetlu waxtaan bi nekkoon ci assise yëpp c'était lan la ñu war a jàngale naka la ñu war a jàngale loolu mooy li ñu tënkoon jubóo ci. kon te nag bu ñu dee wax dañuy jàpp ni bu ñu jublu woon ci mettre en œuvre loolu nga xam ne tënkoon nañ ko te mu jëloon ñu lu toll ci genn wàllu milliards ci suñuy xaalis mobiliser lu jeex ci ay nit. xëy na sa waxtaan wi doon na mën a am bunt loolu mu njëkk bi. pour ñun bu ñuy wax aussi lu ñuy jàngale dana baax ñu xool dañ koy lié ak xëy na bu lan la ñu bëgg ban Sénégal la ñu bëgg am suba mooy li mu tuddee vision. Sénégal boobu ñu bëgg am suba muy li ñuy xalaat ci fii ak ñaar fukki at fanweeri at xëy na sax du ma ko fekkee xale bi nekk ci petite enfance foofu lañ ko war a jubalee foofu lañ war a en tout cas jubalee li ñu koy jàngal. ndax war nañoo tabax sénégalais yi porté Sénégal boobu ñu bëgg am suba fii ak 25 ans 30 ans. donc investissement la boo xam ni ki koy def day jàpp ni mën naa sax bañ a lekk ci fruits yi mën naa bañ a fekkee njariñ gi directement. moo tax commencé ko ci petite enfance dafay am solo. beneen bi nga xam ne aussi jàpp nañ ko ci li ñuy jàngale mooy. man damay seet xale yi États-Unis parce que yàlla dafa defoon bi ñu nekkee ci conseil d'administration partenariat mondial de l'éducation ñu fay jaabante loolu. mais dafa mel ni li ñu leen gën a jàngal mooy boo gisee xale américain bu ndaw bi dañ koo gëmloo ni dafa mel ni yow yaa mën ci àdduna yaa fi ëpp xam-xam yaa fi ëpp xalaat. loo bëgg day am donc confiance en soi estime de soi. loolu dafa nekk mbir moo xam ni pour ñun dafa nekk ci li ñu war a jàngale véritablement dans nos pays parce que bu ñuy déglu Sénégalais di wax ci boppam. dana ci waxee doo xam ni da ngay xeeb sa boppam day mel ni day jam boppam. donc lu ñuy def ba ñu gën a wóolu suñu bopp. xam ni jafe-jafe yi am mën nañoo mën a am solution yi. gëm ni ñu nit kenn gënuñu am nañ donc loolu ñu tuddee confiance ak estime bi. pour ñun li ñuy jàngale dafa war a orienté wu ci loolu. boo koy def nag. mais laata loolu nga xam sa bopp tam daf ciy baax. boo xamee sa bopp d'abord ci lay gën a yomb ci sa bopp nga mën a kañ sa bopp wóolu sa bopp mais boo xamul sa bopp d'abord. très bien parce que c'est lié c'est-à-dire que boo nee foofu laa bëgg a jëm ak nit ki bëgg koo yóbbu ci estime de soi ak confiance de soi mu gëm boppam xam ni mën na lu ne. bu boobaa fi nga koy jaarale nag mooy stratégie fi nga koy jaarale. da nga koy jaarale ci mu xam moom mooy kan xam li askanam jot a liggéey ak li mu jot a jëf ci réew mi. loolu mooy waral mu jël nag ñooñu justement en référence sànq dégg nga ci reportage bi. ñu leen ne bu ñu doon fàttali si biir jàngale bi Cheikh Ahmadou Bamba wala nit ñu baax ñu fi nekkoon. xëy na dana mën a nekk ay royukaay si ñun. donc benn bi mooy loolu xam sa bopp à partir de ki nga doon mais it xam sa bopp à partir de suba Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bëgg a tabax. kon te nag jàpp nañ ni li ñuy jàngale war na jëm ci fànn boobu mais nag li ñuy jàngale aussi. dafay nekk lu ñuy sot ko parce que xale bi ñuy jàngal tey c'est pour suba. c'est pour suba. donc il faudrait mu nekk koo xam ni bu subaa dana mën a jàkkaarloog xale yu yeneen réew. kon loolu dafay am solo ci gàttal ñu bañ ko wér ci démb rek fàtte nouvelle technologie yeeg yu bees yeeg modernité. parce que xale bi bu subaa boo ko fàtte it. moom loolu dafa imposer wu si moom. boo ko bëggoon tere it du sotti. kon il faut nga préparer wu ko mu mën a ànd ak jamono. mën a jàkkaarloog xale bi nekk ci Chine. jàkkaarloog xale bi nekk ci Amérique et cetera donc. loolu yëpp dama koy def nag sànq wax na ko. véhicule bi li ngay jàngale fi muy jaar xëy na langue nationale yi. da cee nekk mbir moo xam ni ñun yitteel nañu loolu. très bien danañ ci ñëw ci kanam ndax foofu tamit xam naa ne liggéey bi bari na lool professeur maintenant penc mi ndax boo gisee ma mujjee ak yow mooy ak it li waral waxtaanu tey bi dañuy wax ay perte de valeur ak yëpp waaye gune yi nga gis tey jii buñ nee nag ñu ngi leen di jàngal bañ amee indépendance ba léegi da nga naan tiens xanaa kon njàng mi ci xam-xam la yemul ci yar gi maanaam instruction et non éducation lan moo xew lan moo indi penc mi fii tey. waaw objectif école dafa nekk tabax kii tabax. nit ki war a tabax ñu tabax ko. boo dee xool avant ci biir kër yi lañ doon tabaxee nit ñi bu fekkee da nga jàng l'aventure comment dirais-je l'enfant noir bu Camara Laye daf lay wax moom bi muy nekk gone ni ko bàyyam doon yare ci mu xam métier bijoutier mais naka la ko doon yare ba nga xam ni jikkoom dafay nekk jikko bu baax ci biir pénc bi mais bu ànd ak la muy liggéey donc kër yi yore loolu après ñu dem ba jëmmi jamono kër yi daal di fasantiku
il faut ñu am daara boo xam ni moom mooy boole kër yooyu yëpp mu nekk benn genre daara communautaire. mais boo dee xool yooyu yi ñu ci njëkk a am fii ci suñu réew yi mooy daara yi nga xam ne alxuraan lañ doon jàngale loolu aussi dañ koy xaw a fàtte tuuti. parce que dañ doon utiliser langue arabe jamono jooju di ci jàngale ay xam-xam. doon dañ ciy jàngale alxuraan rek di ci jàngale diine. boo demee université bu mel ni université bu Pire yaa ma ko gën a xam. ay université Sankoré université yu fi nekkoon. dañ doon jàngale astronomie doon jàngale mathématique doon jàngale géométrie doon ko jàngale di utiliser langue arabe. moom lañ doon utiliser di ko jàngale. tubaab bi ñëw am benn projet moom la ñuy wax l'économie de traite tubaab bi dafa ñëw ne dama bëgg jël ñii seen alal bi ñu am yëpp mais pour ma jël ko faw ma defar école boo xam ni moo leen di former ci man façon bi ma bëgg. alors tubaab bi teg école am nu mu ko defaree woon am ñum ci doon formé ñoo xam ne bu ñu génnee dinañu nekk nit ñun lañ nekk ay sénégalais mais en fait tubaab bi la ñuy gën a jëriñ. tubaab bi dem ba jóge fi wàcc ñu ñun ak école donc li ma bëgg a indi fii moom mooy école bi nga xam ne moom la ñu jël dafa am lenn lu mu bokk ak lu fi tubaab bi bàyyi. léegi nag ñun ñu war a liggéey boo xam ni école bi daf ñuy delloowaat suñu bopp. alors moom la ñuy wax léegi delloowaat suñu bopp ba pare ubbi ñu. loolu nag moom mooy jafe-jafe dama lay jox ñaari problème rek bu njëkk moom mooy baccalauréat bi ñu mujjee organisé gis nga coow li ci am. ay affaires yoo xam ni nee na ñu jël fu mu xewee ci biir école bi muy ay jikko yàqu. bi ci topp moom mooy pièce ba nga xam ni moom moo yàqu woon fële ca Kër Momar Sarr. te Sénégal toog lu mat ñaari weer defe naa amuñu ndox. alors ñu ni pièce boobu mënuñu koo defaree fii amuñu xarañte bi donc faw ñu dem wuti ko feneen. ñaari problème yooyu rek laa lay wax ni kon suñu école bi war na teg seetu dëgg-dëgg nag xoolaat boppam. benn jikko yi mu nga ca baccalauréat bi beneen bi xarañte bi mu nga ca pièce ba. alors ñaar yooyu la ñu war a liggéey la ñu war a méngale boole leen maanaam dellu ci ay jikko yu nga xam ne jikko yu rafet la monsieur Diagne wax na ko sànq ñi ngi jàngale diine ñi ngi góorgóorlu ci langue nationale yi Thérèse wax na ko aussi ci case des tout petits ñi ngi ciy def ay lépp ñi ngi ciy def fi may waxee mooy ñu gën koo dooleel. gën koo fulal parce que loolu dafa am solo mu mel ne li philosophe bi Platon di wax ni bu fekkee ne da nga am xam-xam te amoo jikko bu rafet danger nga. bu fekkee da nga am xam-xam te amoo jikko bu rafet danger nga parce que lu ñu la dénk nga jël ko. alors ñu war a fàttaliku aussi daara yi xam nga benn instant monsieur Diagne dañuy wax classe multigrade instituteurs yu bëri ni dañ ci am ay problème parce que yore benn CI CP ñu nekk ci benn classe nga war leen a jàngal en même temps dafay xaw a compliqué sëriñ daara bi dina yore ñoo xam ni seen àlluwa du lu mat 40 personnes kenn ku ci ne sa àlluwa fa mu yem bokk la keneen ki alors li ma bëgg a wax moom mooy expérience yooyu ñu war di ko jàngat di dem ci jàng ci ñoom tamit ñu am leneen lu ñuy jàng ci ñoom xam ni objectif bi ñoo ñëpp moom mooy former doomu Sénégal loolu benn la bi nga xam ni fa laay mujjee monsieur Diagne wax na ko sànq éducation kenn du ko fooyantoo je suis d'accord dafa nekk loo xam ne am réew dafa am loo xam ne dañ cee war a déggoo loo xam ne bu ci amee wuute wala ñu bëgg koo utiliser rek dafay xaw a garaaw parce que ay ndaw la ñuy former ay ndaw la ñuy yar te war lañ leen dafa am benn jour foofu laay terminer benn xale organisé classe C2 benn xale ni ma mais professeur man dafa am lu ma la bëggoon laaj ma ne ko looy laaj mu ne ma xam nga Zidane ba muy jógee Juventus de Turin di ñëw Real Madrid contrat ba mu njëkk a signé 2 ans la lañ ko fay ci 2 ans boobu volontaire temps volontaire volontaire bi nga xam ne mi ngi ci système éducatif bi moom war naa liggéey 1833 ans pour am li Zidane am ci 2 ans mu ne ma suñu maître daf ñuy wax na nga jub na nga yiw na nga sell mais dama yaakaar daf ñuy nax parce que dafa gis ni ñiy def le contraire ñoom ñoo tekki mais kon war nañu xoolaat suñu bopp fondamentalement ci ay valeurs yi nga xam ne moom la ñu bëgg a incarner ci suñu société ak valeurs yi nga xam ni école bi moom la war a porter parce que en réalité bu fekkee ni société bi tamit nag dafa am ay problème ci ay problème u valeur ay tricherie yu demee noonu école bi nekkul àdduna boo xam ni dafa tëju ci boppam loolu dafay ñëw raam ba ñëw dekku ci école bi mais dans tous les cas ñu jàpp ni école bi suñu école la comme ni ko Ivan Illich di waxee école comme bu ñu jàppee bu bis bu ñu jàppee ni école élèves ya la ak école maître ya la ak école professeur la bu boobaa école bi échoué na mais bis bu ñu demee ba jàpp ni école bi nag pénc mee ko moom bu boobaa nag nekk na vraie école boo xam ne dafay delloowaat penc mi li ñu koy former. très bien donte baax na ñuy leeral souvent école bi xam-xam moo ko tax a jóg di joxe xaalis xam nga xale yi aussi dañu xaw a yàkkamti waaw dañu foog ne bu ñuy jàng rek dañu war a tekki léegi sax liggéeykat yi aussi mais jàng moom xam-xam d'abord xaalis moom wërsëg la ak yàlla ndax gis nga sax koo xam ne mënut a bind turam am lu kenn amul n'est-ce pas soxna Thérèse ci formateur yi quand même parce que am na solo
xale yi naam ci ñoom la ñuy ji waaye ñooy ji ca ñoom it bu fekkee ni ba tey ni ñu koy waxee rek dëppoowul ak li ñu soxla du dem ñan ñooy xeeti formateurs yi ci seen daara yi tout tànk yi ak ndax waay jur yi gis nañ ci seen bopp aussi. jërëjëf balaa maa ñëw ci question bi rek xam naa damay rejoindre un peu professeur Djibi Diakhaté wax ne rek dafa xaw a tënk tuuti li xëy na benn sociologue daan wax Durkheim société collective et société individuelle. Et je pense que loolu tey mooy impacté ci yenn secteurs yëpp balaal école bi. donc bu fekkente ne ci li nga ma wax wàllu formation bi yaakaar naa ne que dina kontaan wax trop. ci kanamu Diagne mi nga xam ne mooy le directeur de la formation et de la communication du ministère nekk un partenaire stratégique parce que lépp lu ñuy def au niveau de l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits le côté pédagogique est co-géré avec le ministère de l'éducation nationale et en particulier surtout la direction de la formation et de la communication donc ci côté formation bi léegi dañu exiger pour nga nekk jàngale ci préscolaire même encore ci élémentaire il faut nga am bac dem defi formation bi également fii nga xam ne mooy centre de formation yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi donc mooy lu ñuy wax instituteur yi nga xamante ne ñoom ngeen di gis ñu génn ci école yi loolu nag je pense que comme ni ngeen ko xamee rek dafa am ay curricula yu ñu teg am vraiment mode de fonctionnement ak d'organisation boo nga xamante ne moom la ministère de l'éducation teg pour loolu nga xamante ne mooy la formation initiale lii ma wax nii mooy formation initiale mais formation initiale bu passé am na lu ñuy wax ñun ci suñu biir la formation continue la formation continue c'est quoi képp ku xam jàngale ci côté tout temps xam ne am na ay spécificités yu bari parce que la formation initiale mooy li nga xamante ne mooy polyvalence bi am kii jóge ci centre de formation bi mën na dem élémentaire comme mën na dem fi nga xam ne mooy préscolaire mais ñoom bu ñu génnee ci polyvalence bi am na formation continue bi ñuy def ak ñi nga xam ne ñoom ñooy CODPE yi nga xam ne ñoom ñooy inspecteur de l'éducation yi préscolaire yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi di leen di accompagner surtout ci question yi nga xamante ne ñoom ñoo adapté wu à la petite enfance lu ci mel ni comme ni ma doon waxee léegi am na lu ñuy wax les animations pédagogiques mais également côté valeurs yi ñu wax nii léegi mais question yi nga xam ne également dafa laal côté santé côté nutrition parce que tey petite enfance du côté éducation bi kese dafa am côté éducation bi li nga xam ne moom mooy côté pédagogique bi li nga xam ne mooy lépp lu jëm ci wàllu éveil wàllu stimulation mais loolu bu passé nag dañuy dem ci wàllu santé santé mooy xale bi est-ce que mu ngi jël ay ñàkkam normal est-ce que xale bi am na malnutrition bu fekkente ne am na malnutrition est-ce que waruñ ko référer ci benn structure de santé bu gën a jege te loolu yëpp collaboration la boo nga xamante ne moo am également ak structure sanitaire yi nga xam ne ñoo am ci kii bi mais loolu yëpp dañ koy tënk ci li ñuy wax formation continue ni ñuy accompagner instituteurs yi pour ñu xam loolu mais aussi lëkkaloo bu ñuy am ñoom tamit ak partenaires yi nga xam ne ñoo nekk à la base ku mel ni ay CLM ku mel ni ay World Vision ay Contrepat ak yeneen partenaires yoo xamante ne ñoom ñëpp dañuy taxaw pour accompagner li nga xam ne moom mooy petite enfance mais surtout communauté yi aussi dañ ci am solo parce que même ci formation boobu mën naa ne au-delà des instituteurs ñi nga xam ne ñoom ñoo yor le côté pédagogique am na beneen personnel ba nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di appuyer li nga xam ne moom mooy le personnel pédagogique te ñooñu aussi dafa am formation bi ñu leen di defaral pour ñu mën a dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo yor affaire éducation bi. am na solo parce que boo gisee ñu ci insister xam nga comme moom mooy départ bi souvent ci bari Sénégal ñu ngi koy jéem a jubbanti dañu faussé départ bi donc à la base vraiment dama bëggoon insister ci yan xeeti formateur la ñu am pour bañ a bàyyi ba nga xamante ni gars yi dërkis nañ ni ma koy waxee et vraiment je pèse bien mes mots non c'est vrai bu ñu bàyyee ba nit ñi dërkis moom bu yóbboo ñu daal di jiwi ci xale yi pour ëllëg mais am na loo xam ni kenn mënu ko jubbanti sinon da ngay jëfandikoo kattan mu faf damm mais monsieur Diagne ci wàllu coppite yi ñeel système bi quand même fooguloon ni junñi ko fi sànq yu bari jàngal nañ ñu Lat Joor ak yooyu mais foogoon dañu soxlaat encore ay vraiment de grandes mesures quoi. waaw mais mesures yi xam nga chef de l'État jël na ko ba noppi sànq Cheikh mi ngi wax affaire assise nationale bi ñu jëlee ci assise nationale dañoo dem conseil présidentiel conseil présidentiel bi saytu mbir yi président jël fukki mesures ak benn muy 11 mesures te yooyu commencé nañ ko matérialiser boo jëlee léegi petite enfance ji nga li ci Thérèse wax yëpp fàttali na sax les animateurs polyvalents yi nga xamante 419 yoo xam ne formé nañ leen ba moom te grâce à la case des tout petits ñoom ñoo ko toppatoo
boo jëlee tey éducation inclusive maanaam ñu fexe ba même ñu am laago parce que dañ leen di fàtte. mais ñoo xamante ni bii dañoo am problème mu tànk ñii problème mu loxo ñii problème mu bët. ñooñu commencé nañ jël en charge ubbi nañu référentiel de formation bi di jàngal maîtres yi naka lañ leen di jàngalee. donc loolu tàmbali nañ ko. mais également enseignement arabo-islamique président dafa ko wax mi ngi ci école yi ñu ngi tabax 63 daara pour PAMOD. 100 daara PAKET yooyu mi ngi ci réew ñu ngi jàppale donc jël nañu ay moniteurs. yoo xamante ni bile ñu ngi jàngale ci l'école yi ci daara pour que seen daara yi ils sont accompagnés tey. par le gouvernement. donc loolu également tàmbali nañ ko. boo waree ci maintenant wàllu formation bi xam nga léegi Thérèse wax na ko léegi polyvalence la bu ñu lay former dañ lay former ñu jàngalee préscolaire maanaam ñu jël ñett ba juróom-benn at jàngal la nu ñu jàngalee élémentaire. jàngal la sax nu ñu jàngalee éducation way laago yi éducation ak CVC compétence de vie courante maanaam nu ñuy nekkee. te yooyu ay programme la yoo xamante ne bi UNESCO UNICEF dañu ci accompagner. pour dire que donc ñun déjà Cheikh ñi ngi ci vraiment esprit wu assise nationale yi. donc pour alors li ci tegu mooy président ne nañu orienté sunu njàng ci wàllu science wàllu technique. ak wàllu entrepreneuriat. mesure bi ci ministre éducation nationale jël mooy lan xam nga xale bi ñu daan dem 4e bu ñu jëlee 5 jël 4e leen di tas nit ñi ñooy def science physique ak chimie. ñii dem presque ay série littéraire loolu jeex na. bu ñu demee 4e ñëppay def science physique ñëppay def science physique. xoolaat nañu aussi coefficient mathématique yi tout cela pour encourager xale yi ñu def nañu lycée scientifique bu Diourbel. donc loolu lépp pour matérialiser vision chef de l'État pour dire que vraiment ñu ngi ci biir maintenant relever nañu niveau formation bi bu njëkk soo amee BFM da ngay jàngale ji. amoon na quota sécuritaire loolu amatul léegi soo bëggee jàngale non seulement da ngay am bac mais da ngay def concours bu ñuy wax concours de recrutement des élèves maîtres. bu ñu ko defee 100000 mooy ñaata ci olof. 100000 ci xaalis wala ci lim. ci lim waaw. waaw téeméeri junni. waaw téeméeri junni. ak lu ko ëpp 124000. daañu concourir. presque 1000 lañ ci jël. xam nga ne ñooñu day am ay doctorant ci biir. am ñoo xam licence ñii master. ñu ngi ci biir mi ngi ci école élémentaire yi jàngale. kon mën nañu am yaakaar ci niveau bi. dina relever formation bi également. durée bi yokk nañ ko. dañ leen former ci centre régional de su ñuy wax CRFP mooy centre régional de formation des personnes d'éducation ak référentiel boo xam ni ñoom ñëpp mu référentiel unique de formation pour vous dire kon jël nañ en charge mbir mi mais nag xam nga investissement éducation du commerce li ngay def tey ci ay at nga koy gis parce que aussi li ñu fi yàq daa bari pendant des années dañoo bàyyi woon éducation bi bon vraiment au mai yoo xamante ni bile ñu jëm lañ ci kenn xamul. donc lan ngay tontu baal ma monsieur Diagne par rapport au programme ñi jàpp ne dañuy buuree xale yi y a trop de matière wala yu bari ñu leen di jàngal yoo xam ni. au finish tu te rends compte que vraiment mënoon na ñàkk. est-ce que xalaat nañu un certain allègement wala une réorientation. fi toll am na commission buy xalaat ci programme yi pour tëggaat. programme yi parce que Cheikh Anta Diop dañ koy dugal ci programme bi. mais xam nga nag système noonu lay doxee. toujours lu jamono laaj parce que léegi ñu ngi ci ressources numériques yi boo ñu am nañu programme bu ñuy wax IFADEM. boo demee Fatick ak Kaolack téeméeri mètres yoo xamante ne bii bi ñu leen di former ay tablettes leen jox ci internet lañu jàngal. donc est-ce que jarati na parce que man dama ko daan wax dama ko mës a soutenir xale yi bu ñuy def bac wala bu ñuy def BFM dama mës a jàpp ni li ñu jàng ci histoire dafa bari. da ngay gis leçon boo xam benn leçon mu doog juróom benn page. mu bëgg a kóoru lépp. xam nga loolu dafa metti je pense que également ci loolu war nañ ko seetaat d'ailleurs ñu ngi koy seetaat parce que comme président de vraiment nee nañ orienté wu ci science ak yooyu incha allah commission boobu effectivement dinañ ko xoolaat waaw COSYDEP yéen partenaire u état bi ngeen ci wàllu woowu lan ngeen di proposer lan la ñu war a jubbanti ci li gën a fës bien évidemment waaw mais li ñu war a jubbanti je crois que feeñ na ci waxtaan bi sànq nee nga loolu ñu tuddee encyclopédisme maanaam xale yi li ñu leen di jox ci xam-xam mu toll noo xam ne nii xëy na buñ ko seggal bu ànd ak loolu nga xam ne moom la ñu bëgg mooy valeur yi nga wax doon nañ ko gën a attan booy seet donc Sénégal programme bi ni ñu koy jàngalee toll na noo xam ne nii xëy na lu ñu war a xool la benn beneen bi nga mbir mi nga xam ne xool nañ ko mooy xëy na
ni ñuy nattee xam-xamu xale. booy seet sànq directeur wax na ko dafa mel ni parcourisme la ba léegi le système d'évaluation xale bi pour ñu seet ndax mën na leen wala ndax xam na leen dafay réciter mémorisation parcourisme te jàpp nañ ni bu fekkee ni dañu bëgg a dem ci valeurs yooyu nga wax xëy na il faut ñu xoolaat façon bi ñuy nattee xale yi ba nga xam ni xale bi du yem kese ci réciter la lan mooy choléra ak nu ñu koy moytoo waaye ci biir dundam ak ni muy doxee dafay moytu choléra donc entre di ko réciter ak di ko parcouriser ak di ko dund xam nga loolu donc loolu dafay wér te loolu ni ñuy nattee façon système d'évaluation bi da ciy feeñ. beneen bi mooy aussi ñu jàpp ni dana am solo ñu juboo ci lan mooy école ndax école xëy na du école classique bi kese bi ñu xam muy CM bi wala école extra. mais ñu xam ni fépp foo xam ni dañ fay daje donc il faut décloisonner lieu d'apprentissage fépp foo xam ni mën nañ fa amee xam-xam mën na nekk ci kanamu télé bi mën na nekk ci xale ba fa may fowee mën na nekk ci kër ga foofu yëpp ay espace la yoo xam ni dañ fa war a utee xam-xam war a fa jàng donc relation bi am entre lii xew ci société bi ak jikko bi nga bëgg a tabax ci l'école bi xam nga kon foofu dafay fiwatloo bi ci topp mooy wax nañ ko sànq bu ñu jàppee di fi ñuy tàmbali bi moom mooy petite enfance xëy na nguur gi war na cee def yeneen jéego directeur bi du ko mën a directrice bi xaw ma lan moo ci kii point de vue mais ñun suñu point de vue en tant que société civile mooy jàpp nañ ni jéego yi ñu ciy def xeeb nañ ko loolu parce que bu nekkee budget bu ñu koy alloué ba léegi mënul fexe ba egg 1% jàpp nañ ni donc loolu góorgóorlu war na cee amaat bu fekkee jàpp nañ ni petite enfance am na booy seet li ëpp ci petite enfance privée ak communautaire ñoo ko yor mais nguur gi yorul ba léegi jàppul ba léegi di war na démocratiser petite enfance bi defu ci en tout cas fulla bi war a tax mu weesu 1% xam naa plaidoyer la boo xam ne Thérèse dina tàccu ci suuf ndax du ko mën a defal boppam bon en tout cas ñun loolu gëm nañ ko muy petite enfance muy alphabétisation d'ailleurs qui fait aussi moins d'1%. beneen bi mooy bu ñuy wax jàng aussi ki nga xam ne moom lay xale bi di nekkal ci 3/4 de son temps boo jëlee waxtu wi ñeenti yoon au moins ñett yi ci moom lay nekk mooy jàngalekat bi xam nga kooku dafay am solo donc nan lañ koy remotiver ba comme jamono ju njëkk ñi dàq jàng si ñun ñi ëpp xam-xam si ñun ñi mën si ñun ñooy jéem a xeex pour nekk jàngalekat tey ce n'est pas le cas tey boo dëggoon dem Sandaga laaj xale yi dajeek ñoom laaj leen kat moo bëgg a nekk jàngalekat ñi la ciy tontu waaw du bëri len la ñuy jëm donc nu ñuy defee ba am un système plus attractif boo xam dañuy remotiver enseignant bi joxaat ko dignitéem loolu aussi dana tax ba évidemment soo bëggee am njàngale boobu nga bëgg dana ci am solo et loolu wax na sànq formation ñun tàccu nañ parce que bokkoon nañ ci ñu def plaidoyer bi bien avant même l'avènement de cette alternance pour que ñu xoolaat durée formation bi ci këyit nee nañ at la waaye ñun suñu terrain bi ak suñu antenne jàpp nañ ni 5-6 mois rek ba léegi la ñuy def formation bi donc foofu en terme de plaidoyer jàpp nañ ni durée formation bi war nañ ci góorgóorlu ba mu ba effectivité wu 1 an bi mën a nekk formation continue Thérèse wax na ko formation continue boo koy wax mooy ki nga xam ni mooy tàggat jàngalekat bi di ko topp di ko nafar parce que jàngale da nga koy continuer di ko def da ngay continuer di jàng kooku nag bu ñu xoolee Sénégal ba léegi ñoo ngi am ci rapport benn inspecteur pour 250 enseignants kon te nag suivi bi war da nga gis jàngalekat bu jàngalee ba def 10 ans 15 ans te musul am kenn koo xam ne moo koy nafar di ko toppatoo kooku dafay nekk aussi mbir boo xam ne war nañ ci góorgóorlu kon te ci vision ak ci gis-gis ak ci waxtaan ak ci ay këyit wax dëgg yàlla xëy na ñoo ngi ci yoon waaye ci jëf bi parce que ñun en tant qu'organisation de la société civile li xew ci terrain moo ñu yitteel jàpp nañ ni am na ay góorgóorlu yoo xam ni réew mi war na koo def bu fekkee ni évidemment njàng beeg jàngale mooy si la ñu yaakaar pour porter le développement. am na kuy ñuy xalaat yow aji seetaankat yi ne il faut totalement réformer l'éducation ñoom waxuñu rek yenn mesures yi wala si vous le permettez nga baal ma waxee ni mesurette mais totalement réformer professeur loolu ci wolof xam naa mooy ñoom jàpp nañ ni war nañ ci lu xóot daal soppi suñu système éducatif Sénégal. waaw c'est que système éducatif amu ci benn boo xam ni dafay taxaw benn place bañ a yëngatu parce que jamono moom mooy dox te système éducatif dafa war a li jamono di dox daf cee war a feeñ xarala yu bees dafay génn xam-xam yu bees yu ay gëstu yu bees dafay am loolu bu amee système éducatif bi il faut mu dugal ko ci biiram waaw loolu moom moo tax réforme moom du jeex jamono ji ne war ngay nekk di xoolaat mais ci réforme bi nag man dama yaakaar ni aussi doon na am solo bu ñu doon xool l'école yi ak milieu ba nga xam ni fa la ñu ne maanaam gone bi nga xam ni formé nañ ko Louga mu pare fa ci njàng gone bi nga xam ni formé nañ ko Diourbel wala Kédougou mu xool cadre bi mu ne la fa ne ci spécificité ci mbirum koom ak yu demee noonu bu paree mu mën ko ni jàkk bët ni kii yoon wi laa mën a jaar pour transformer ko mu am njariñ pour penc mi parce que l'école tamit finalité bi nee naa la mooy tabax kii tabax tabax kii tabax waaw ki nga xam ne dafa war a tabax gox boobu noonu
ci defe naa pédagogie ñoom la approche par les compétences naka la ñu mën a def ba li nga xam ne moom moo nekk ci biir gox ba ñu ne. ñu mën koo xam bu baax a baax ci mbirum koom ci mbirum lu mu doon xale yi mën koo nemmeeku bu njëkk dama doon gis ni école yi da doon am jardin ñu daan bay di. monsieur Diagne je crois Cheikh da daan am jardin. ñuy initier gone bi bu wàccee. tuuti ci muy arrosé naka la ñuy defee gouture boo bayee ceeb. naka nga koy yooyu. yaakaaruma ni société changé na loo xam ne soxlaatuñu lu mel noonu. je crois que loolu. peut-être tey lañ ko gën a soxla. parce que dafa am ay affaires yu ndaw yoo xam ne da nga ciy initier. gone bi ci contexte ba mu ne mu xam ni fii yoon la mu bañ a nekk école boo xam ni da nga ciy génn xeeb baykat xeeb sàmm. xeeb napp mais au contraire da ngay xam ni dëgg fii mooy yoon bi naka laa mën a def ba réformer ñoom ni ñuy jëfee ba yoon bi ma indi. mu nekk yoon boo xam ne nga yokk ci sa xam-xam. voilà. maintenant est-ce qu'on n'a pas laissé affaire yi xawuñu yéex tuuti par rapport ak yokkute macha allah askan wi population yi gune yi ak ëpp loxo gi parce que bu njëkkaan salle de classe du def 80 élèves. waaw léegi dafa am ay mbir yu bëri bi njëkk moom mooy boo ko dee xool nit ñi de seen lim dafay gën a yokk. boo ko dee xool aussi enseignants yi nañu toll seen lim peut-être tolloowul ak bëgg-bëgg yi nga xam ne bien que ay effort ñi ngi koy def. pour scolarisation universelle boobu. mais dafa laaj ay nit dafa laaj ay barab yu nga xam ne fa ñu leen dugal defe naa ñoom Cheikh moom ñi ngi xeex bi su ne ni ba léegi am na ay barab yoo xam ne nañ seen taxawaay demeewul noonu pour ñu mën faa jàng normalement am na jéego yu ñu ci def. mais dafa mel ni des na ba léegi bi ci topp moom mooy tamit nag je crois que ñoom Cheikh ñi ngi xeex ci loolu te lu am solo la. mooy que am na lu baax lu nga xam ne ñi ngi koy def ci école bi. mais que loolu war nañ koo fësal war nañ koo jëmmal dama doon wax ni sànq ni lu mel ni mbirum éducation dafa nekk lu sensible. parce que tey bu ñuy wax justice bu ñuy wax économie bu ñuy wax lu mu mënti doon entreprise et tout ça ñi jógee ca l'école ba ñoom ñoo fa ne. kon école moom mooy doxalum réew. bu ñu waxee loolu ba pare mooy ak parti bu ma mënti ne ak lu ma mënti gëm. war nañu mën a jàpp ni lii dañ ko war a defar. parce que dañ ko war a defar. pour réew mi. buñ ci yàqee rek dafay nekk loo xam ni du yàqu pour kenn. maanaam ci gàttal ak boor bu waaye mën a féetee bañ ko politiser comme on fait souvent. voilà ñu defar ko maintenant defar bi ça signifie bokk na ci ñu war a juboo. voilà dafa nekk ci lu ñu war a juboo yoo xam ni dafay am consensus. mënuñu juboo ci lépp. mais dafa am yi nga xam ni bi may bëgg a wax. moom mooy citoyenneté. maanaam école bi former un citoyen. un vrai citoyen parce que loolu dañ cee am ay problème boo defaree fii léegi sa égout tëj ko ñu ñëw jël égout ba jaay boo defaree fii léegi sa lampe ñu jël lampe ba toj boo defaree feu ñu daal di koy toj boo tegee car ñu lakk ko mais bu ma demee ba jàpp ni réew mi actionnaire laa ci c'est-à-dire que président de la République ni mu ci nekkee actionnaire noonu laa ci nekkee actionnaire dafa mel ni benn société benn entreprise boo xam ne ku ci nekk da nga cee am action te war a liggéey pour que action loolu moom mooy citoyenneté en réalité. très bien loolu école bi war nañ cee liggéey. très bien xale yi waaye mag ñi tam am na ci solo ñuy joxe les bons exemples parce que bu njëkkaan da nga daan romb drapeau bi am na doxalee ñuy wàcce drapeau mais léegi aussi gune yi bu ñu gisee xale yi ñu baal ma gën a yaradiku daf leen di encourager ndax boo xoolee suñu circulation bi foog naa ne ku yeb sa doom ci oto di ko yóbbu sax circulation bi yaa ngi koy rey parce que danaan comme mag ñaa ngi doxale nii ma sa man ci wàllu langue nationale yi Thérèse souvent aussi nañ dañ koy wax nañ dugal suñu kàllaama yi ci réew mi wax ji rafet na lool ak yéene bi mais foofu tam dafa laaj ay jéego de ndax li ñu raw bari na il faut ñu codifier langue yi d'abord ensuite il faut ñu am ay formateurs yu baax. dëgg la loolu moom dafa nekk point boo xam ne aussi dafa essentiel. et Cheikh Mbow wax na léegi ci li nga xam ne moo jëm ci assise nationale de l'éducation et de la formation bi nga xam ne ci la ñu jóge foog naa côté alphabétisation également mu am benn directive boo xam ne président de la République jëloon na ko. jagleel ko li nga xam ne moom mooy alphabétisation. waaye dama ne tey li Cheikh Mbow wax dama koy dëggal rek. Les parents pauvres aujourd'hui du système éducatif c'est la petite enfance et l'alphabétisation donc mooy ñaari secteurs yi nga xam ne tey mën naa ne ñoo ci gën a néew doole te boo seetloo tey ci normes yi nga xam ne ñoo génn léegi ci àdduna bi tey dañuy naan nañu gën a développer li nga xam ne moom mooy langue nationale yi nañu gën a développer li nga xam ne mooy petite enfance donc ñaar yi nga xam ne nag ñoom la ñu gën a viser tey pour développer leen ñaar yooyu ñoom ñoo xaw a am tuuti sooxe tey ci li nga xam ne moom mooy système bi mais nag am nañ ci njort bu rafet parce que jóge nañ ci assise nationale de l'éducation et de la formation ñu ngi ci revue paquet ñu ngi également ci li nga xam ne mooy lettre de politique de l'éducation et de la formation bi nga xam ne
acteurs yëpp ñu ngi ciy liggéey. Je pense que comme ni ma ko waxee un jour foog naa ci rencontre boo xam ne dañu nekkoon di waxtaan suñu biir nan la ñuy def pour gën a suqali secteur petite enfance par exemple. Je pense que réforme bi ñuy jëm ci lettre générale de politique sectorielle bi. mu nekk na moment boo nga xamante ne kenn waru ko rater pour ñu décoller. ba faw ñu décoller mooy au moins petite enfance ñu gën leen renforcer ay ressources mais li nga xam mooy alphabétisation aussi ñu gën leen renforcer parce que damay jël exemple man mën naa ne je suis issu du monde rural soo demee ci suñu gox yi suñu yaay yu bëri jànguñu école tey ñi ci nga xam ne am nañu chance am salle de classe yooyu nga xam ne ministère mu ngi koy installé ci biir gox yi yaay yi di ci dajale bu ngoonaa ngoonee ñu toog ñu jàngal leen alphabétisation ci la ñuy defee seen petit commerce ci la ñuy defee seen i activité ci la ñuy mënee lire ci la ñuy mënee def leneen ak leneen donc je pense que loolu am solo ba nga xamante ne te jigéen ñooñu tey boo leen xaymaa ci biir réew mi kenn xamul ni ñu toll te ci ñëpp ñoo ci jàng donc man yaakaar naa ne que aspect boobu dafa am solo ba nga xamante ne parce que dafa nekk beneen vecteur wala beneen facteur pour gën a développer suñu économie mais aussi gën a développer suñu société ndax ku xam lu jigéen représenté ci biir kër ku xam lu jigéen représenté ci biir société bi même bu amul chance jàng français wala jàng beneen làkkam bi nga xam ne moom mooy làkk bu mu nàmp bu fekkente ne mën na ci bind mën na ci lire loolu yaakaar naa ne am na solo mais juste rek nga baal ma tënkaat ci côté petite enfance parce que tey ci biir àdduna bi mën nañ wax par exemple Île Maurice ñi nga xam ne moom mooy Cap-Vert Nigéria je parle sous le contrôle de Cheikh dañu nekk ay dëkk yoo xamante ne dañu nekk ay dëkk yu ñuy roy tey ci li nga xam ne moom mooy petite enfance boo demee ci gox yooyu par exemple prise en charge bi wala njàngale ci côté petite enfance dafa nekk loo xam ne dafa obligatoire donc loolu aussi je pense que tey lépp lu ñu war a wax rek mooy nu ñuy def tey ba li nga xam ne moom mooy wàllu boobu ñu gën ko suqaliwaat gouvernement bi am na ci vraiment ambition yu rafet c'est une excellente idée ñun koy xanaa suñu nattu mooy Sénégal dañu am xalaat yu rafet gars yi ñëw jëfandikoo ko xëy na mais je pense que ni petite enfance moom luñ ci yokk moyen du doy mook PUDC yam waxalu ba leen defal ba leen plaidoyer mais def non c'est important idée la yoo xam ni man naw naa ko muy petite enfance di ay PUDC inégalité yi yooyu am na solo mais pourvu que ñu yokk moyen et puis que mu doon vraiment lu sax ñu bañ rek vraiment di def comme yenn programme yi nga xam ne ci ay bor lay mujj endettement yu métti sëñ Diagne laata ñuy ñëw ci wàllu langue nationale yi am na ku wax sànq ci aji seetaan yi manque pédagogie jàngalekat yi ñu baal ma ci ñin ko war a wax parce que souvent bu ñuy def ay remarques aussi dañoo na tendance dugal ñëpp ci saaku yi ca wax dëgg yàlla ku ko def tooñ nag ku ko def tooñ ndax yëpp yambunu mais quand même ci wàllu pédagogie foofu tam war nañ ko gën a yokk parce que nag pédagogie mooy nga xam nooy jaarale gune gi ba jox ko yar bi nu soxla du rek xeetu jàngalekat yoo xam ni tooxi doona xam nga bu ñu nee ba dégg ne gox nangam ci réew mi nangami gune ëmb nañ fa ay jàngalekat a ko def ñu ne àdduna ngay bëgg a tukki nag waaw loolu xam nga moom affaire kii la déontologie la dañ leen koy jàngal te def naan ci corps de métier yëpp la foo dem nag dina am ay madame Birane yoo xam ne bon voilà dëgg la waaw mais loolu du commencé ci l'école ba day commencé ci kër ga donc ku ne war nga yor sa doom encore une fois parents d'élèves aussi am nañ ci responsabilité yu mag a mag a mag dañuy fàtte également collectivités locales yi maanaam maire yi ak conseil départemental am nañu dafa Thérèse bi maire la am nañu responsabilité ñoom 15% ci seen budget dañ ko war a jagaleel éducation parce que éducation ay compétences transférées la bon toutes les compétences ne sont pas transférées mais quand même dañ ci war a dugal seen loxo parce que loolu mooy décentralisation voilà bu ñëw ci wàllu formation bi xam nga souvent nit ñi dañuy wax ci lu ñu xamul tey wax naa la soo bëggee jàngale ñaari cadre moo fi nekk pour formation initiale CRFPE mooy centre régional de formation des personnels d'éducation wala FASTEF tey mënoo jàngale te jaaroo ci ñaar yooyu boo demee ci CRFPE bi am na lu ñuy wax référentiel de formation avec 4 domaines ak donc 14 CBC mooy compétence de base yoo xam dañu koy installé ci jàngalekat bi nan la ñuy jàngale nan la ñuy gérer classe nan la ñuy yore xale bi extra dañu koy jàngal ba ñu mën ko donc souvent nit ñi wax dañu dul xam ci lu ñuy wax te wax naa léegi niveau bi dafa élevé ci maîtres yi ngay gis bu njëkk BFM mais léegi dama la ay doctorant ngay gis ci maîtres yi donc loolu lu am solo maintenant ñu ñëw ci formation continue bi xam nga boo demee ci académie IA yi mooy inspecteur d'académie yi ak IF yi dañuy taxaw dafa am lu ñuy wax cellule d'animation pédagogique weer bu nekk benn circonscription ay maîtres yëpp dañu dajaloo jël benn fiche benn cours
inspecteurs yi ñëw encadrer leen xam nga wax leen ni nii ak nii am prof maître boo xam ne day présenter leçon bi donc sans compter les équipes pédagogiques boo ñëw ci école directeur bi dafa la war a encadrer loolu mooy formation continue sans compter nag man li may def ak Thérèse li muy def ak IAA ak IEF yi donc loolu dañ ko war a xam maintenant parce que ñun suñu lu ñu wax mooy qualité te éducation bi dañoo qualité dañu wax xam nga bu ñu dañ daan wax accès ñu tabax ay école tey ñu ngi tabax 200 écoles élémentaires avec le paquet ñu ngi tabax 20 blocs scientifiques et technologiques ñi abri provisoire yi jug nañ ci am nañ léegi solution de financement donc entreprise bu neex yàlla fii ak 2019 daañu ko fi jëlee mais léegi bâtiment yi baax na mais il faut de la qualité moo tax ñu agir ci maître bi agir également ci ni ñuy tabaxee sax école lañ koy agir parce que bu njëkk école yi vraiment nañ ko daan tabaxee ici yàlla xam doy na tout cela pour dimbali njàngaan bi mu mën a toog jàng vraiment si ak ressources humaines yi yéen a ngi koy xalaat aussi parce que tey boo gisee indiwuma fii gars yi syndicats yi souvent bu leen fa indi woon tey ji gis nga jàmmaarloo gi door na sa diggante ak ñoom mais quand même il faut ngeen leen di bàyyi xel ñoom bu seen xel dalul ñu nekk ci bonne condition pour ñu jàngal gone yi du yomb nag parce que wax dëgg yàlla même yow rek da nga koy seet sa bopp su fekkee ni yaa ngi xalaat ay dépenses ak ay factures oculaires xale yi moom da ngay def rek le minimum jàll il faut que aussi qu'on mette les gens à l'abri waaw mais d'accord xam nga man d'accord naa ci loolu gouvernement bi dafa commandité benn étude mu wax système de rémunération et de motivation des systèmes def na ko pour xool ñun ni ñuy fayee suñu liggéeykat yi muy journaliste bi muy médecin bi muy jàngalekat bi est-ce que ñu ngi koy motiver pour mu toog ci fonction publique mais pré-rapport bi génn na ñu ngi koy xool parce que gouvernement bi xam na ni vraiment il faut motiver bañu ko il faut motiver ay jàngalekat benn ik nag moo ci nekk xam nga ñun dafa am yu muy tënk xam nga budget boo koy teg dafa am ñaar yoo xamante ne bi li da nga ko war a teg mooy sincérité parce que woote budget 10 000 milliards te mënoo am recettes yi da sotti ak précaution jël ay précaution mooy ñaari principe budgétaire yooyu tey ensuite il y a les critères de convergence de l'UEMOA ñun suñuy salaire masse salariale mënut a dépenser 35% ci recettes yi yooyu dañ ko war a xam c'est-à-dire que suñu fi bëggoon a jël li ñuy wax jàngalekat yi yëpp yokkal leen 100 000 200 000 300 000 comme ni ñu yokkalee magistrat yi li ñuy wax alignement suñ ko bëggoon def weer wi di ñëw waxuma sax dootuñu fay salaire te loolu aussi gouvernement bu responsable daf koy xool président de la république bañu ko mais daañu ko xool ba seet naka lañ ko mëne ñu defee ko noonu encore que ñun ay jàngalekat lañu tu sais ma jox la foofu laay terminé bu njëkk jàngalekat yoo xam ne fukki junni lañ na tàmbalee loolu léegi kenn xaatutu ko kon ay yokkute am na gouvernement yi passé ku ci ne yokk nga salaire muy PS muy PDS président Macky Sall bi mu ñëwee wàññi na impôt sur le revenu donc salaire ba yokk na mais c'est une dynamique comme l'a dit Djibi àdduna lépp dynamique la. très bien on va de conquête à conquête. waaw jàmm du doy gars yi xam nañ ko yokkal mu jël ñu xool ba xam ki doon woote léegi demul asalaamaaleykum. maaleykum salaam Yacine. waaw kooku. ça va sëñ bi man damay jot tur bi nag. élève nga wala étudiante wala. enseignante. Excuse-moi alors. waaw dafa am benn question bu ma bëggoon poser madame la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits. sànq dama dégg sànq ci biir waxam mu ni kon ku def formation polyvalente. mën nga jàngale ci élémentaire comme mën nga jàngale ci préscolaire bi. waaw ma doon ko laaj nag ku nga xamante ni dafa def formation typiquement préscolaire. parce que man dama de ci préscolaire bi laa nekk G17 laa bokk. j'ai suivi ma formation à l'EFI de Saint-Louis. Mais j'ai fait une formation typiquement préscolaire. Est-ce que moi-même je peux enseigner dans l'élémentaire? Ok, merci. loolu moo nekkoon question bi jërëjëf maa ngi rafetlu émission bu baax. jërëjëf madame la directrice Adja. merci beaucoup soxna si foog naa ne que dafa xawul dégg li ma expliqué. tey dama wax ne que pour jàngale ci biir case des tout-petits. la formation est maintenant une formation polyvalente. c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom ñoo am bac def concours bi admis bu ñu demee ci centre de formation yi ñoom ñëpp ñoo bokk li nga xam ne moom mooy formation bu ñuy recevoir. bu ñu jógee nag ñii dinañ leen affecté élémentaire ñii ñu affecté leen préscolaire. mais amul lu ñu séddale pour ñii dem préscolaire. ñii que préscolaire typique lañu ñii élémentaire typique lañu. donc formation comment dirais-je
polyvalence bi nga xam ne moo am léegi moo tax léegi amatul différence entre ñi war a dem préscolaire ak ñi war a dem élémentaire waaw amatul lu ñu leen ràññee waaw bon comme kenn formé ko pour élémentaire mënu jàng ci élémentaire bi loolu moom moo leer ndax moom G17 mooy génération 17 mooy 17e génération donc évidemment bu bëggee jàng ci élémentaire bi foog mu def formation bi waaw très bien en tout cas ñu koy gërëm di leen gërëm ci leeral yi langue nationale yi COSYDEP yaakaar na ni loolu buntu la wala parce que aussi c'est vrai que am na fi ay alphabétisateurs am na fi lu ne mais bon ñoom it dafa mel ni parents pauvres ni ñu koy waxee. waaw je crois que loolu fejje ci wax bi. ba ci rédaction yi sax ma cokkaasaale la presse sénégalaise ba ci rédaction yi la wolof c'est le parent pauvre de toutes les rédactions est-ce que départ bi au départ la ñu tardé woon rédaction yi sax ni ñuy dammee wolof bi boo liiree tey journal écrit journal ba gis duñ koy bindee nga xool sama bopp politiciens yi bi ñuy def seen affichage bi seen campagne yi nu ñu koy bindee donc langue nationale nga xool xaalis mais à leur décharge quand même amu fi ay école yoo xamante ni mooy tàggate ci fànn woowu am na fi jàng naa 2 ans wolof. allez-y Cheikh. non je dis non sëñ Diagne xam naa université la jàngee ñaari atam. boo xoolee rek environnement lettré bi. nga romb mayga ba ni ñu fay bindee ci wolof. nga lire journaux yi ni ñu ko fay bindee. nga xool li ma ko wax campagne bi passé bi ñu génn. politiciens yi lépp li ñu def ay affiche. ñoom seen yoon ñoom Thérèse le temps de la campagne électorale rek. góorgóorlu war na ci amaat góorgóorlu war na ci amaat ci fànn xaalis bi ñu ci dugal. mais aussi góorgóorlu war na ci amaat ci même loolu nga tuddee non formel bi. mooy alphabétisé ñiy alphabétisé ak ñooñu. lii réew war a moytu à notre avis. mooy réew mi tabax ñaari sénégalais yu jàkkaarloo ñaari sénégalais xam dañuy opposé wu. loolu pour ñun réew daf ko war a moytu. et bu ñu amee système éducatif dañu war a juboo ci lan mooy école. fépp foo xam ne xale moom fay nekk dafa jàngee xam-xam. dafa war a nekk yittewu nguur gi. donc yitte lay doon ci école classique yi ñu xam. mais yitte lay doon ci daara yi nga xam ne y compris daara yi nga xam ne sax qu'on ne dit pas moderne yi parce que foofu aussi ay doomu réew mi ñoom ñoo fa nekk dafa jàng mais yitte lay war a doon ci atelier coin de rue bi nga xam ne ay xale ñoo ngi fay dem dafa jàngee ay desar yitte lay doon ci xale yi nga xam ne dañoo beddeeku ñu teel a génn ci l'école bi mu am ay structure non formelle yooyu ni capté di def ak ñoom ay njàngat ci biir fee ca gannaaw raay wala ci beneen donc yitte lay doon ci fépp foo xam ne xale moo ngi fay daje dafa wutee xam-xam pour ñun waruñoo nangu am système boo xam ne dafay surveiller seulement njàng bi nga xam ne mooy formel waaye war nañoo surveiller yeneen cadre yeneen lieu d'apprentissage bi nga xam ne am na te yàlla xam ne ni bëri na tey jii boo doon seet même privé yi yu sew sewaan ak communautaire yi bëri na ci yoo xam ne dafay échapper à l'état c'est ça la réalité dafa échapper à l'état te pourtant suñuy doom ñoo fay nekk te xëy na ñu leen di tàggate ak di leen di former bu ñu yeewoo suba bu ñu ci génnee suba mën nañoo jàkkaarloog keneen ki nga xam ne ci beneen fànn ci beneen curriculum lañ ko formé donc bañ a am ay sénégalais yu opposé wu pour ñun am na solo wax nga ko sànq bu ñuy wax aussi jàng beeg jàngale damay wax aussi jànke ni bu ñuy wax formation continue xam nga loolu ñun xam nañ ko kenn duñ ko jàngal mais formation continue du fonction wu administration wu directeur bi mais ñëpp xam nañ ni ki nga xam ne mooy corps de contrôle corps d'encadrement war na toll boo jëlee au plan international war na am au moins benn corps de contrôle pour 45 jàngalekat boo ñu ko bëggee tabax ni mu waree donc boo fa nekkul dafay doy waar moo waral ma d'accord loolu ak li ji bi wax daan li bekk na ci challenge wu Sénégal te il faut ñu gën cee góorgóorlu ñu bañ a politiser jàng meeg jàngale benn bu ñu ko war a politiser ñaar war nañ cee mën a juboo ci ay consensus yoo xam ne quel que soit régime bu fi nekk consensus yooyu du nekk lu ñuy damaat parce que boobaa day mel ni juboowuñu woon ci ban façon jàng la ñu bëgg ak yan façon xale la ñu bëgg ñu tabax wax nañ sànq ni fexe ba am ñi nga xam ne ñoom si ñoom la ñuy yaakaar pour ñu tabax justement xale yi ñu nekk ñi gën si ñun ñi mën si ñun mooy fexe ba am ay enseignants yu motivé wu ay enseignants yu bëgg mbir mi ay enseignants yoo xam ne aussi jox na leen seen gëdd ci ni ñuy waxee si ñoom jox na leen ci gëdd si ñu leen toggee ba nga xam ni seen xel dana nekk ci pas seulement instruire mais ñu éduquer xale yi mais ñoom it pour ñu jàppale état bi parce que ñu ngi naan ñu fexe ba am enseignants yu mel nii waaye ñoom it nañ dimbali état maanaam balaa ñoo dugg ca mbir mën a fekk ñu bëgg ko ba pare parfaitement c'est-à-dire que non c'est-à-dire que am na c'est-à-dire mënoo ñëw aussi rek daal di koy def benn genre jaar jàll wala échappatoire da ngay bëgg nag bëri na ñu ko def jaar jàll waaw comme ni nit dafay jaar jàll jël Barça Barsak xëy na gënulu ko waaw parce que yenn saa yi da ngay toll situation boo xam ne xëy na lii moo fi sës lay doon dem nga université génnee nañ la fa nga ne lii moo fi sës nga dugg fi wante war nga am système boo xam ne da ngay attirer nit ki ba toogloo ko fa ki fa bëggoon jaar jàll sax bu fa toogee dootu fa bëggati jaar jàll mais bu fekkee mu bëgg ko pare muñ gi ci lay gën a yomb ci moom d'accord naa ci loolu juboo naa ci loolu mais damay wax ni donc kooku nga xam ne moom la ñuy dénk xale bi dana am solo ñu fexe ba nga xam ni
loolu ñuy gént ci jàngalekatu démb beeg bërki démb soo booy laaj Sénégalais yi ñu naan mais jàngalekatu jëkkee ñoo mënoon ñu jéem ko def te parce que loolu pour def ko aussi ci ni leen di tabaxee da ciy bokk donc pour jun boobu dafa am solo muy attractivité boobu mais attractivité aussi liée d'apprentissage maa ngi fàttaliku bi may gën a nekk xale école lu ci ëpp moo doon cadre boo xam ni da ngay yàkkamti yow pour daw dem jàng ji parce que école bi da doon rafet am ay fleurs donc da doon attractif donc lu ñuy fexee ba école bi gën a attractif loolu aussi pour ñun dana nekk loo xam ne dana très bien jërëjëf Cheikh xam naa ni pas pour nilaar yu mel ni vieux Diouf yi de waaw nilaar moom mosul bëgg surtout dimanche soir lay bañ ñu xool ba xam kii ci ligne bi demul asalaamaaleykum allo waaw sëñ bi allo non maa ngi lay nuyu sëñ bi da nga may baal nga wàññi télé bi nga déglu ci téléphone bi waaw fayal télé bi nga wax ci téléphone bi waaw maa ngi lay fay waaw bisimilah man Pape Boubacar Kamala tudd enseignant élève maître la ok maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp ñu ngi lay fay bu baax di nuyu particulièrement Thérèse parce que on a eu à partager ASEF di laaj benn question rek DST parce que dafa xëy tey ne c'est dommage dem na sëñ Camara mais xëy na mënuñu nett géntam mais xam boo demee mbiri décret bi mu déggoon tey parce que tey ci RFM élèves maîtres yi dañ demoon démb ñaxtu devant l'inspection d'académie su ma juumul yow nga ni matu ko woon ndax décret bi génn na bi leen di dugal ci fonction publique xëy na confirmation la bëgg wala ak wóoral waaw xam nga li ma wax ce matin si lu leer la ñoom ñi il y a 3 jours ministre de l'éducation daf ma woo dina wax leen ni incha allah fas yéene nañu décret bi ñu adopté ko ci conseil des ministres ma woo leen ñoom ñëpp wax leen ko avant le recevoir naa sama bureau en compagnie du DRH wax leen lii jarul xeex boo leen amee ay armes denc leen ba ca kanam ndax ab décret rek la décret bis bu yeggee ci table président de la République dina ko signé parce que seen droit la c'était légitime li ñu doon laaj donc moo tax en notre grande surprise démb ci suba ñu taxaw commencé wax décret tey kaas tey ministre na leen décret ministre na leen ubbi tey kaas tey ministre na leen ubbi tey décret tey finalement ubbi tey décret tey moo am donc li ma waaw oui li ma mën a wax nag mooy vraiment nañu jàng aussi defante confiance dafa am solo dëgg la mais da ngay wax ak ay jàngalekat léegi ñu defe ni vraiment yow mi da nga nekk pour nax leen mais jamono jooju dañ koo weesu léegi kenn mënatul neex kenn ndax kuñ fi bëgg a nax télé yaa ngi fi rajo yaa ngi fi réseaux sociaux yaa ngi fi donc lañ leen waxul en tout cas def nañ ko maintenant gis naa ñu werante naan décret bu ñu adopté décret bu ñu conseil du ministre loolu ñu koy wax nañ jàngiwaat décret boo xamante ni bi vraiment nañ jàngiwaat quoi vraiment l'état n'est pas là pour plaisanter mais l'essentiel a été fait décret bi daanu na kon dinañ liggéey ci nguur gi professeur nga may ma rek ma dem ci téléphone bi moom muy ñëw ci yow asalaamaaleykum ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw ñu ngi nuyu ñëpp. bisimilah. man Maodo Malick Niang Ndiaye laa tudd. Maodo Malick Niang Ndiaye bisimilah. étudiant à la faculté des sciences et techniques. c'est que dama bëggoon a wax programme Sénégal. dañoo wax a dellu ci retour naan jàngale suñuy ancêtres maanaam suñuy mag mais tey jii boo seetloo programme bi la plupart soo seetloo ci au niveau élémentaire oh c'est dommage bon xam naa après du ñàkk mu dikkaat généralement serveur bi il paraît que dafa laaj essence bu bari boo ci duggee sinon rek du yàgg xam naa ni vieux Diouf fay yéegal mbir yi ba mu cher ci sama mbokk yooyu bëggoon participer ndax dina ci am solo yëf yi dafay baax ñu koy pencoo étudiant boobu bu mënee duggaat dina am solo lool jot nañ ci jàpp daal sëñ ji bi mu gis ne moom il faut ñu delluwaat suñuy mbokk toog ba noppi ndax xam na nag boo toogee ci lu wéeru ba pare di nga mën a tal leneen le danger ci boo amul ci loo wéeru lu ñëw da lay yóbbaale bu teyee nga jël programme Chine bu subaa nga jël bu Nouakchott ginnaaw suba il faut nga am foo wéeru quand même loolu nag bu ñuy wax rek gars yi ne way ñu ngi jàng Cheikh Ahmad Bamba boo demee ñetti phrase la Seydi Hadji Malick waaw maanaam bañ cee ñaaw rek xanaa waaw loolu moo war dooleel bi may wax parce que mooy lu bees loo xam ni dañ ko war a jàngat ci ñun li ñu am maanaam nekkul dem jàng lu bees li rek
maanaam li nga xam ne lu bees mi ngi ci kanam ni nga koy jàngatee ci li nga yor ngay jël di ko jàngee maanaam naka nga mën a jëlee enseignement Cheikh Amadou Bamba naka nga mën a jëlee enseignement Seydi Hadji Malick Sy ak mag yi fi nekkoon adapté ko ci contexte actuel bi dama lay jox benn exemple naka la ñuy waxee ci wolof médicament naka lañ koy waxee garab naka la ñuy waxee ci wolof arbre garab donc moom mooy garab dafay faj alors loolu bu duggee ci bopp boo tax du nekk jàngale wolof mais jàngale ci wolof bokkul jàngale wolof ak jàngale ci wolof bokkul docteur wax sànq ne mathématique compliqué wul mais am na noo koy jàngalee mu compliqué ak yeneen science yëpp nag Thérèse loolu noonu certainement léeb yi ñuy def ak langue yi ñuy jàngale mais jàngale ci ñoom ba nga xam ne nit ki li mu nekk moom doon ko loolu lay utiliser pour lire la modernité bokk ci li xew tey mais du ni man sama leefale la lu bees la ma nga ne la mais lu nga xam ne moom laa moom naka laa koy jëlee nangu li nga xam ne moom mooy modernité Cheikh da doon wax sànq ni doomu américain bi loolu la ñuy def ca moom alors dañoo def ci ni moom grandeur u Amérique dañoo def ci moom ne Amérique moom moo war a ji te loolu duñ ko fooyee ak boor boo mënti ne doo fooyee loolu que Amérique réew ma dañ ko war a protéger dafa sacré dafa nekk loo xam ne dafa am importance alors léegi tey jii ci àdduna bi dañuy wax le capital spirituel entreprise yi léegi dañuy wax management spirituel maanaam nañu dellu ci ay diine ci ay gëm-gëm parce que moom moo gën a mën a soññu nit ki programme Sénégal émergent plan Sénégal émergent wax capital humain mais capital humain boobu dafa laaj formation parce que mënoo defar dara ci mbirum koom-koom wax naa ko sànq ci mbirum médecine ak lu mu mënti doon bu fekkee ni defaroo nit yi donc tabax kii tabax dafa nekk loo xam ni dafa am solo encore une fois c'est-à-dire que bu fekkee ni échoué nga sa politique éducative échoué nga lépp boo ko réussir nga lépp moo tax foofu nag moo war a may consensus maintenant ci gàttal aussi parents yi xam naa du fi xaj waxtaan wi déjà ku ne da ngay joxe sa kàddu yu mujj mais professeur bu ñu fàttee parents d'élèves yi aussi c'est-à-dire aussi man ci waxtaan wi yëpp dañ naan état bi mais bu fekkee ni ku ne defar nga fa nga nekkee bu ñu génnee ci biti dina gën a yomb ci état bi mais tey ji ku ne xam nga ni parents yi dañoo sempi seen loxo li ñu indi ci penc mi mais état boo ko joxit du yomb ci moom nag mu defar leen parce que du ay nit lañ ko jox ay extraterrestres lañ lay jox pratiquement li ñuy doxale léeg-léeg da nga xam nii du doxalinu nit waaw dama wax ni sànq ni école bu fekkee ne dañu jàpp ne professeur ba la élève ba enseignant ba ak directeur ba ñoom ñoo ko moom bu boobaa juum nañu école dafa nekk loo xam ni penc mi moom moo ko moom donc loolu moom mooy waral parent li wax naa sànq aussi ni li nga xam ne moom mooy ñaawteef yi am ci société bi boo moytul mu law ba ñëw yegg ci école bi donc il faut mu am loo xam ne moom mooy lënkale école bi ak communauté bi que parents d'élèves yi ñoo xam ne école bi seen école la beneen affaire bi ma bëggee terminer moom mooy damay wax toujours ni Sénégal at yi yëpp dañuy wax sauver l'année mais il faut ñu sauver école sauver l'année c'est vrai mais sauver l'école moom mooy ñu nekk ci dynamique gu prévention waaw ba bañ a éviter ba crise am ñuy soog a taxaw waaw nekk ci prévention bi nag mooy waxtaan boo xam ne du jeex ni ko directeur waxee ni ñi wóoluwante aussi mais ñi nga xam ni wax nañ ni lii dinañ ko def ñu def ko aussi je crois que loolu c'est important te ñu wuti xaalis Diop Diagne ndax man bi foog naan xaalis la rek gars yi yokkee rek ñële muñ wax non c'est vrai xaalis dafa am solo nag kon kàddu yu mujj yi kàddu yu mujj yi rek dama koy tënkaat ci solowu petite enfance parce que mën naa ne lii may wax képp koo xamante ne xëy na sa xel màcc na ci loolu di nga ko dëggal damay dégg boroom xam-xam yu bari di faral di wax ne que développement cerveau nit 90% yi ci diggante bu muy juddu ba bu muy am ñaari at la donc loolu je pense que mu nekk lu am solo ça veut dire que à partir de 2 ans ak li ci des 10% yi la donc looloo tax encore une fois ma bëgg muy yaay bi muy état ñun ñi leen fi nekkal ak ki nga xam képp koo xam ne daal citoyen nga nekk ci réew mi nga am doom wala nga ñàkk am doom nga xam lan mooy solo si nekk ci yar tout tànk loolu nag dafa weesu rek li nga xam ne moom la ñuy def ci case tout petit bi parce que mën naa ne am na même ay psychologue ku mel ni Piaget xam naa suñu mbokk sociologue bi xam na ko dafa ne le développement même de l'individu commence à partir de la grossesse bi nga xamante ne xale bi ci boppam mu ngi ci biiru yaayam donc loolu dafa am comportement yoo xam ne xëy na jigéen ñi war nañ ko am bu ñu nekkee en état lan la ñu mën a am ba gën di mën a stimuler seen doom ak yeneen soo ñëwaatee surtout encore une fois ci côté li nga xam ne mooy système éducatif bi de façon générale foog naa président de la République dafa mettre en place ay politiques yoo xamante ne yu am solo ci réew mi muy le plan Sénégal émergent ñun ci lii ñuy waxtaanee mu dem ci wàllu njàng meek njàngal bi mu bokk ci axe 2 muy capital humain développement durable
ainsi de suite. Donc ci axe 2 boobu je pense que mu am lu bëri loo xam ne ci réew mi ñu ngi koy waxtaanee chaque jour muy ay njàngat nu ñuy def ba njàng bi gën a dox. mais fi may tëjee rek mooy njàng moom gën a dox mooy na ñëpp wuyu si rendez-vous bi. ñëpp wuyu si rendez-vous bi muy jàngalekat bi muy ki nga xam ne parent d'élève la muy ki nga xam ne acteur nga muy ki nga xam ne état la tamit. ñëpp wuyu si mooy par exemple parce que école bi nga xam ne sax tabax nañ ko ci benn dëkk bu fekkente ne amul comité de gestion bu dox sax école ba du dox. donc pour vous dire c'est à la base jusqu'au sommet. donc implication bi dafay demander ci communauté yi parce que comme on le dit l'école pour la communauté et par la communauté. loolu également dafa am solo donc ci loolu daal man fii foofu rek laa bëggoon tëjee El Hadj Assane gërëmaat leen bu baax a baax di wax ne Case des Tout-Petits nag ñëpp la fi nekkal c'est gratuit état mu ngi ciy def loo xamante ne lu am solo wax nga fi léegi affaire u jardin yooyu léegi ñun périmètre maraîcher lañ koy woowee mu nekk programme boo xam ne dañ ko am ak waa CLM nga xam ne xale bi ñu xëyee li ñuy njëkk a def mooy ñëw arroser table yi table yooyu xëy na ak cantine bi ñi nga xam ne moom lañ fay amee ci la ñuy lekk sax yenn saa yi te loolu tamit day gën a dimbali ñi ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex li nga xam ne moom mooy malnutrition. C'est important. Mais défi yi rëy na volonté bi am na ci état bi ci parents yi ci communauté yi li ci des mooy nit ñi gën di déggoo gën di waxtaan et puis ñëpp aussi animés de bonne foi am une volonté ferme aussi de faire avancer les choses. dëgg la jërëjëf soxna Thérèse am na solo et puis ñu koy de façon continue monsieur Diagne yëf yi ñu koy waxtaanee ndax boo gisee ñu ngi junj yoo xam yu bari mu ci plan Sénégal émergent mais di ko jukki di ko waxtaane parce que loo bëgg mu ne ci comportement dañ koy waxtaane bis bu ne accident yi gis nga dañuy bàyyi boobu ñu ne réel benn bis bërëngu na ñu daal di koy jàmbat tey bàyyi waat ba beneen jour alors que dans les comportements la ñu waroon gune yi ñëpp xam même les premiers secours nooy sawee nit ki vraiment mu doon un comportement de tous les jours ngeen bañ a tàyyi état bi aussi di dugal xaalis ci communication am na solo trop. dëgg la vraiment jërëjëf El Hadj Assane boo gisee sa émission bi mu neex ma sax c'est la première fois ma def émission noppalu et puis permettre ñu wax aussi li ñuy def parce que souvent avec nos amis là vraiment da daan métti trop bon c'est nos amis aussi c'est normal s'ils sont dans leur rôle di leen wax ni syndicalistes yi ci système lañ bokk enseignants yi ak ñun lañ fi nekkal ñoom lañ fi nekkal waaye ñu xam ni président de la République ak gouvernement am taxawu fii pour ne enseignants yi duñu fa avancer loolu mënul nekk dafa fekk ni nekkuñu France nekkuñu New York Jolof lañ nekk avec nos difficultés avec nos moyens très limités maintenant monsieur Diagne nga baal ma ci poñ boobu c'est-à-dire que il faut ngeen gën a góorgóorlu parce que souvent gars yi dañuy joxe yeneen exemple parce que buñ ne xaalis amu fi ba pare ñu daal di taxawal yeneen institution yeneen penc foofu tam ça pose problème waxuñ ne waruñu am yeneen penc mais xaw ma nag ndax sama rôle la man de dire que c'est de façon rationnelle parce que je n'ai pas à dire que c'est irrationnel mais au moins ku mën nag qui peut le plus peut le moins moi je pense que boo mënee dem ba yokki ay kuréel yeneen fu ne di fa tabb ay politique nga war a mën a aussi yokkal ñiy jàngal gune yi non xam nga parfois aussi dañ koy wax noonu rek ñu ay jàngalekat la ñu mais réew ay équilibre la ok réew dafa soxla ay institutions yu fortes loolu nañ ko bàyyi wax naa sànq ni enseignant léegi yi ñu si bëri xoolal enseignant bi nga xam ne man mii may jàngale dana toog ñetti weer du ma jëli sama salaire xam lu tax damay nekk ci sama école publique am ñetti école privée te ñu bëri xam ne li may wax ñi am na ñoo xam ne cours particulier dañu tam 500 000 francs par weer duñu soxla seen salaire c'est-à-dire que xamante nañu am na ñu bëri ñu ngi laajte logement xam nga lu tax mun leen réglementé loolu waaw non dama lay non xam nga loolu non état daf koy tere mais état daf ko gëm parce que aussi xam na ni dafa ci la facture courant di dépendre ci la facture ndox di dépendre am na état lu mu bàyyi def ay concessions pour ñooñu mën cee jénn li ma mën a wax mooy suñu système bi les GAR la maanaam gestion axée sur les résultats dafa am léegi am ay contrat de performance sans que Cheikh mi nga affaire daara yi intégré leen décret bi dañ ko signé modernisation des daara ñun xam nañ suñu réew mii daara mënut cee ñàkk loolu état bi dépassé na ko bi fi may terminé mooy ci wàllu alphabétisation commencé na am nañu wax naan ay lu ñuy wax ay classes bilingues am na classes yoo xamante ni bii da ngay commencé jàng pulaar ak français ñii wolof ak français ñii séeréer ak français c'est des classes yoo xamante ni bii yoo xam ne arrête wala Atlas wala Émile ñu ngi koy def ñun avec l'accompagnement de l'UNESCO
dañoo bëgg a ñu ngi jàppale facilitateurs yi pour former leen ci CRFP yi defal leen carte de certification donc c'est pour dire que mais yooyu yëpp aussi dafa nekk loo xam ne dafa dis gan parce que aussi ça demande des ressources très conséquentes yoo xam ne souvent aussi état bi du ko mën parce que nag bu fekkee njàngaleem rek nekku fi ndax journaliste yaa ngi fi di kaas bon médecin yaa ngi fi di kaas ak ñeneen ak ñeneen dëgg la jërëjëf Diagne sëñ Cheikh ci wàllu njeexal gi am na kuy junj léegi ci mbind mi ni interdiction téléphone portable xam xale yi moom léegi ak toutes ces agressions culturelles qui de partout amuñu jot gi waaye loolu aussi wares na ci wax internet gi nga xam ni dafa waroon ñëw yokk xam-xam daa ñëw gën a yàq penc mi bon ci évidemment ñi nga xam ni mënuñ ko jëfandikoo ni mu waree parce que internet am na solo sëñ Cheikh kàddu yu mujj yi waaw mooy loolu suñ ko jaarale bépp ci loolu nga wax mooy internet bi xam nga internet am na njariñ donc li ëpp solo mooy xale yi nga jox leen outils yi ba nga xam ne danañ xam nan la ñuy jëfandikoo internet parce que mënoo nañ ko tere donc boo leen joxe outils yi loolu mooy benn bi si topp mooy xale comme ni ñu ko waxee sànq dañ koy sot bu ñu xamee ni école du seulement ca classe bi li ñu tuddee école classique dañ koy sot ca kër ga parce que ca kër ga boo jàppee ni école la aussi dañ ko fay sot am na fay jàngalekatam muy waajur yi danañ ko sot ca mbedd ma parce que foofu dana fa jëlee xam-xam bëri na tey loo xam ak loo mën te école jàngal la ko université jàngal la ko mbedd mi la ko jàngal donc xale dañ koy sot beneen bi mooy ñu jàpp ni dana am solo ñu xam ni bu ñu bëggee dem ci loolu nga wax mooy jàng bi ñu bëgg noonu danañ ràññeetle diggante diplômé ak qualifié tey boo xoolee Sénégal bëri na ñoo xam ni am nañ ay diplôme yu kawe yu raw loolu suñuy maam yu njëkk ya te ñun jàpp nañ ne ki amoon certificat wala brevet daaw ba brevet wu maam ja moo ëpp niveau wala moo gën a qualifié tey ki am master bi wala donc def différence entre am diplôme ak am qualification mooy waral ñu moytu joytu bi ñuy wax naan jàngalekat yi amuñu niveau wala ñu ne journaliste yi niveau yi wàcc na wala tel te pourtant dañuy am ay diplôme yu kawe donc qualification nekk na lu am solo boo waxee nag école qualité dana am solo ngay natt say résultat bu nekkee da nga am école boo xam ne résultat am day nekk 30-40% boo jëlee fukk xale ñett ak ñeent di si jàll kon nag jege goo ci qualité bi loolu nag pour nga mën ko réussir doo yem kese ñu koy waxtaanee sànq ne nga mbir mi nañ koy waxtaanee mais au delà de waxtaanee ko nañuy jëf li ñuy tënk ci waxtaan Sénégal waxtaan ñàkku fi wax dëgg yàlla bëri na ay cadre yoo xam ne nit ñoo ngi ciy waxtaan muy ci télé yee mooy ci assises ya muy concertation muy entre syndicat ak gouvernement wante est-ce que li ñuy tënk ñoo ngi koy jëfee booy seet loolu mooy jafe-jafe bi rëy ak bi ëpp ci suñu réew te donc xëy na war nañ ko jublu bu ñu bëggee am école boo xam ne dafay am qualité école boo xam ne qualité bi du nekk seulement pour ñaar ak ñett xale waaye dafay law donc dañuy démocratiser qualité bi démocratisation donc ñëpp jot ci mooy li soxna Thérèse ba ci case des tout petits yóbbu ko ba ci àll bi ensuite bàyyi aussi approche défensive parce que bu nekkee damay manager li am solo mooy Cheikh boo def émission da ñuy wax aussi li ñu def am na li ñu def aussi toi aussi société civile nga wax nga li ñu deful mais aussi wax li ñu def mooy jaadu am nga état bi def xam nga état bi def na ko très bien en tout cas ñu ngi leen di gërëm bon bëggoon nañ am yéene aussi wax ci Yavuz Selim ndax xaju fi xëy na ak yeneen parti yu fi newul mais foofu dañuy wax yéene rek mooy état bi nañ dimbali rek ba solution am ca parce que réew mënuy wax wàllu njàngaleeg ëllëgu réew foog naa ni war nañ exclure benn xale waxuma laa nag ay junniy élèves ak ña fay jàngale également di doomu Sénégal kon na état bi gën a góorgóorlu waaye ñu dimbali ko ci moom it c'est-à-dire mbir yi ñu fexe ba mu bañ a doon confrontation mais mu doon ay penco c'est-à-dire que indi nañ idée teg ñi lay dàq nañ ko mais nañu dimbali état bi ci trouver la bonne formule Yavuz Selim moom nit xalaatul ñu tëj ko xanaa ñu ngi ñaan vraiment autorités yi loolee di ñaan aussi képp ku ci mën a dox jàmm ak xalaat ñi yàq ba mën nañ toog ci wet ga ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di jéggalu vraiment li ci penc mi la woon ak télévision Futurs Médias professeur Diakhaté maa ngi lay gërëm bu baax gërëmati soxna Thérèse également ak yitte gi saa suñu ñu leen di yëkkati Mouhamed Diagne RFM rawatina sonal na ko trop 1-2 rek bu élève maître yi dafay toogaanu ñaxtu wala ñoom Ablaye Ndoye sànni xeer bu rëy ñu ne wool Mouhamed ko si def ñu koy gërëm bu baax ak en classe ma mbokki Alaaji Njoogu Jéen lañu Cheikh Mbow di gërëm toute la régie technicien caméraman waaye yéen ñi doon seetaan ak ñi doon bëgg a dugg jotuñu egsi également lépp ngir pencoo rek suñu réew ponk benn bi ba alxamis ak jàmm incha allah